dal leen ak jàmm ci xibaar yi ci Walf TV gannaaw bañ leen nuyoo ba noppi tey ci talaata ji ñaar fukki fan ak benn ci weeru novembre atum ñaar junne fukk ak juróom-ñaar li gën a fees ci bopp xibaar yi toroxtaange la gàcce lay xew ca Libi bu ñu sukkandikoo ci kii di conseiller régional wàllu ndaw yi ca diwaanu Tambacounda ni la fay am ñaaw na lool foo ko takk weesu na fa jot na nag kilifa yi rawatina njiitu réew Afrique jël ci seen i matuwaay pataaral jee war a dakk te sax dañoo lajj ci seen wàllu politique bu seen i ndaw dee fàq mel ni ñuy xaru ji ca diwaanu Louga ñi yor moto jakarta yi buubu nañu dem nag ca groupe Walfadjri dafa yóbbu seenu mer nit ñi di ASP yi dañu leen a sonal lool di leen nappatu ci tali bi sonal leen witt ba seenu liggéey gisatuñ ci seen bopp tàmbale nañoo ñaxtu nañ leen teewlu lakk gi amoon ca pàkku Lambaay ba tey ji nag njeexital li ndax dellu nañu ci beneen pàkk bu nekkee ca biir xolum Dakar foofa ñu fa nekk ni dañ leen di sobental fàttali leen seenu liggéey amoon na secteur informel bi koppar yu bari la ñuy dugal war nañ leen a saytu naam sax lu jëm ci wàllu taxi moo nga fay soxe ci seen wàll xibaar yi dinañ ci teg tàggat yaram jeexalee ko yéenekaay yi Seydina Amar ba moo koy faram-fàcce ci Walf TV Leeru Jamono ci kanam tuuti ñu yaatal xibaar yi. dal leen ak jàmm ci xibaar ci yaatal ca Tambacounda la ñu koy tàmbalee conseiller la bokkoon nag ci kuréelu ndaw yi moom Ibrahima Traoré ni lay xew ca Libi naqarlu na ko ba fu naqar yem ndax loo foo ko takk rek méttit ga weesu na fa réewu Afrique yi jël seen i matuwaay te dem na ni jàpp nañ sax dañoo lajj ci seen wàllu politique ba mënuñoo téye seen i ndaw ñuy dem mel na ñuy xaru ji leneen di leen ci fekk ñu teewlu ay kàddoom ak suñu naataango Alassane Diallo. mbir mi daal lu ñu def lu dul di ko naqaru di ko ñaawlu parce que mbirum immigration je pense que ñun yàgg nañ di ci taxaw yàgg nañ di ci wax yàgg nañ di interpeller pouvoir public yi pour véritablement situer les responsabilités lii xew nii doonul dara li nga xamante ni si mooy conséquence li nga xamante ni moom fa doon am ba pare suñu autorités yi di ci gëmm seen bët te lii damay wax ni que européens yi am nañ ci responsabilité parce que ñoom lii da leen di arrangé parce que ñoom bëgguñu nit ñu ñuul ñi di dugg seen i dëkk donc xam nañ li fa xew parce que dëkk bu nekk am nañ fa ñi nga xam ne ñoom leen di mënal ay enquête guddi ak bëccëg mais dañuy gëmm seen bët parce que situation bu da leen di arrangé ñun aussi suñu président africain yi waruñoo toog di seetaan parce que lii seen responsabilité parce que ñoom ñoo échoué muy CEDEAO muy ñeneen ak ñeneen Union africaine seen échec la parce que ñoom ñoo góorgóorlu teguñu ay mécanismes yi nga xamante ni si seen i ndaw yi dinañ fa mën a toog liggéey mais dañuy toog rek di wax ay déclaration guddeeg bëccëg def nañ lii mais yéen boo leen tegoon ay mécanismes yu wóor mais jeunes yi du ñu génn seen dëkk yi di dem mais ba ñu demee également lan ngeen da ngeen di toog rek ba catastrophe am ñu ne yow ni nañ fa avion pour dem jël leen indi leen donc lii dañ ci am responsabilité bu mag donc tey également ma leen di interpeller ndaxte waruñu toog ci ginnaaw télé wala ci ginnaaw rajo di condamner li fa xew dama leen di ñaax ñu dem wàcc Libye def ay enquête jël seen i ndaw yóbbu leen seen i dëkk ba pare wutal leen liggéey lañ leen wutal liggéey moom moo gën wax ji dafa bari on a fait ceci on a fait cela mais après les gens ñoo ngi continuer di dem li tax ñuy dem parce que li ngeen di indi du li nga xamante ni si dafa wóor Tamba xoolal jeunes yëpp léegi moto la ñuy dawal parce que da ngay gis ñoo xamante ni dañuy jóge université bac plus 3 bac plus 4 amuñu leen lu ñu liggéey Tamba moom ñëpp xam nañ li fi jóge Tamba dem ëpp na dayo ay plus de 100 jeunes yi nga xamante ni véritablement dem nañ donc sonn nañ ci mbir yi muy Tamba Makka donc ñuy interpeller suñu autorité yëpp parce que lii wax dëgg yàlla doy na waar parce que jeunes yi lan moo leen sonal moom mooy seen dignité dañoo bëgg a tekki dañoo bëgg a defal dara seen réew toog nañ fii mënuñu kaa am ñuy jéem a dem mais nag situation bi am li bi tey gis nañ leen dañ leen a transformé en esclave ñoom ñu toog fii di nekk ci ginnaaw rajo di wax donc maa ngi leen di dem jëli seen ressortissant indi leen teg fi ay mécanismes yi nga xamante ni au moins ay mécanismes yu suffisants la nga xamante ni si buñ ko installé dootuñu dem feneen. ca diwaanu Louga ñi dawal moto Jakarta yi dañoo àndandoo ñëw nag jonguru waa groupe Walfadjri la leen fa yóbbu seen naqar la ñuy fesal ni ASP ya nekkee ci dëkk ba di saytu wàllu dem ak dikk ba dañu leen a lëjal witt ci seenub liggéey aywa bari na fa reportage Omar Kayra la. dawalkatu moto Jakarta yi dañoo mer ndax sonal gi ñu wax ne moom la agent de sécurité de proximité yi muy ASP yi sonal ci kaw tali bi ñoom ñi nga xam ne nag dañoo ñëwoon ci Walfadjri di wane seen mer nee na lii du lenn lu dul ab harcèlement boo xam ne nii moom la ñuy teg ci seen kaw. ASP yi dañoo bëgg a jouer rôle boo xam ne policiers yu mag yi sax moom lañ war a jouer te jouer ko ASP yi ñoo gën a lakkale sax commandant bi te loolu ñuy def tegewul fenn du dëgg du yoon dañuy jàpp nit sax ñu bokkal ko 2000 wala 3000 mu jox ko sa moro nga dem sa yoon te li ñu def tegewul fenn du dëgg du yoon nan ñu may jàmm ñu liggéey démb suñ benn copain moo yab benn gel
ASP bi ba ma ko mu daanu gel bi tànk bi dam bi mu damoo nag ñu yóbbu ko loolu moo ñu fi indi moo waral ñaxtu bi commandant ñoo ngi lay ñaan ñun suñu fils lan suñu nijaay nga suñu lépp nga bëgg nga jàppale ñu ci lool rek gars yi dimbali ñu tey yàlla tax affaire bi looloo ñu tax a jóg. ñëwoon di leerlu ci coow li lieutenant Babacar Niane di commandant corps urbain bu police bu Louga di woote ñëpp dal telewul nag muy ñaan dawalkatu moto Jakarta yi ñu daal di sàmmoo ak yoon. képp koo xam ne ni waxuma ASP mais policier sax jàpp na la nga yëkkati dara jox ko su ma ko yëgee yow sa bopp dinaa la jàpp defeere la puisque corruption la corruption ñaara ko seq ki ñuy ger ak kii geraate képp ku leen laaj dërëm bañ leen. li ngeen di ñaxtu nag dafa am lu ci am boo xam ne ñun aussi suñu problème la xam nga policier wala ASP bu taxaw si mbedd arrêté moto mu war a taxaw mu bañ a taxaw wut si ko loolu reyaate la te normalement li ñu yoon may soo yoree arme di nga déggee mais defuñu ko dama bëgg bépp moto buñ ci arrêté suñ la arrêté taxawal. am na moto yoo xam ne nii jàpp nañ leen boromam deewul policier ba deewul génnewaat nañ seen moto alors képp nag koo xam ne nii dañ la jàppee si lu dul dëgg toujours dañ leen koy wax kuñ si jàpp motom te jàppuñ ko si dëgg commandant tëjul buntam yéen xam ngeen ne police tëjul seen buntu. Oumar Kayre Louga Walfadjri. Omar Kayre dañuy dellu si Ndakaaru wax ci lakkuk pàkk Lambaye boobaak léegi nag dellu nañu ci beneen pàkk mu nekkee ca Lamine Gueye fekk nañu fa ñu fay yëngu ni dañ leen di xepp léeg-léeg sax ñu leen di jiñ sàcc moo ne seen doole dong la ñuy daan te sax wàllu koom-koom bi ñu ngi ciy dugal seen loxo lu bari jot na ñoom waa secteur informel bi nguur gi di leen gestu dinañ ci ñëwaat ak reportage yu Abdou Khoudoss Diallo ci làkk ku ko pàkk Lambaye la ñuy des ak ñi di waa protection civile ndax ñu bari joxoñ nañ ci baaraam tuuma ni léeg-léeg seenub liggéey day sooxe dañu ko def bëgg yëf yi ëppi loxo ndax ay bâtiment yu màggetaay gi jéggi dayo muy daanu ci kaw doomu aadama yi ñoo ko waroon a saytu di ko daaneel waaye bu dee marché yi xataay bi boobu fa musiba amee kenn du mën a génne dara ba rawale leen it seen loxo nga ca Isaatin moo def reportage bi ànd ak Abdoulaye Bade. ginnaaw lakk gi am ci parku Lambaye ay kàddu yu bari di jóg di tuumaal waa protection civile ne dañoo lajj ci seen ab liggéey ñuy gis ay bâtiment yu yàqu lool ay marché yoo xam ne daanaka li ko dese mu daanu bariwul ay installation courant yoo xam ne jaarul yoon mu nekk ay jëf yoo xam ne mi ngi gën di dugal waa protection civile. dañuy bàyyi ba jéeyaan ñu door a jóg te loolu moom na teel a def avant lii di am comme ñu am parku Lambaye moom wax dëgg yàlla dañ ko seetaan. parce que yoon yi dafa xat sapeur yi bu ñëwee mun ñu dugg ñi bu ñu xëyee safara gane leen ñu war leen a yee ñu war leen a daal ñoom même possibilité boo xam ne am nañ ko pour mën a ñëw teel a saafara jafe-jafe pour ñu lakk ko mënuñu ko am ba dañuy woote jeg walla daanaka dafay mel ni ñun amunum réew dafay mel ni ñun suñu bopp dana ko jël jébbal ko tubaab yi bu ñu jàqee ñoom la ñuy woo bu ñu jaaxlee ñoom la ñuy woo bu ñu bëggee ku ñu dimbal tubaab yi ñuy dimbal kon ñun suñu état beeg suñu réew mi lan lañ ñuy jaar. fii sax ci xolu Ndakaaru ci fi jege lool maquette bi branchement courant yu baaxul mooy teree nelaw ñi fi dëkkee. poti courant yi fa yàqu dégg nga léegi nag fi ñu nii au lieu que ñu ñëw maanaam dimbal ñu defar ko bu ñu ko bàyyi nii mën na fee def jéer te waaw day am maas te bu yàlla si tawee fii boo fi taxawee da lay maas dégg nga des fois da nga fi jaar sax boo taxawee poto bi day daal di bu tawee da ngay gis saxat ci ni muy def dégg nga te ñun fi la ñu nekk fi la ñu suñu tranga ne fi la ñuy liggéey. ba tax askan wi di woo waa direction bu protection civile ngir ñu teel di leen dànkaafu laata jëye di am. ñoom waxuma la teel a wax sax waaye wax ji ñu war di wax sax ñoom dañoo war di jiitu wax. war di xam ne nit ñi jànkoon rek xool nit ñi fi ñu nekk ak lu ñuy dund ba xam bu fa jëyee amee nan lañ koy saafara ak nan lañ koy doxee. bâtiment yu yàqu yi ñu daaneel ko yenn nga xam ne nit ñi dañ ci dëkk ñu génne leen puisque loolu lépp moo indi sécurité bi puisque da ngay toog ba càgg ñu ne que bâtiment daanu barab sàngam nangami nit dee na fa nangami nit loru na fa nangami nit da nga def nii. waa direction bu protection civile seen liggéey di war a dànkaafu askan wi laataa jëye di am ñu war itam di leen aar ak seen ak moomeel protection civile mooy joxe ak këyit gi yoonal ngir ñu tabax waaye loolu yëpp doxe fa tàbbi géej bu ñu sukkandikoo ci askan wi ñu jàpp ne waa protection civile dañ leen a bàyyee ak seen bopp. commune Mbao ñu ko jiite ñoom dañ ne nag dañoo bëgg seenum pàcc ci askan wi la ñu soxla ñu ko fay fekk ay jumtukaay jagleel nañu ko ñu yor wàllu pàcc ma tàggat nañu leen ci jàngoro yu bari waaye waxtaane nañ lu jëm ci wàllu wote yeeg nañu ko war a saytoo ci reportage Théodore Semedo. ngir gën a mën a yombalal pàcc askan bi commune Mbao daal di na former ay agent wu santé am daal di na jox tamit matériel médical bu takku poste de santé yi fa nekk. dafa amoon ay nit ñi nga xam dañu defoon formation suñu ay partenaires yu jógee Italie ñoo fi ñëwoon di leen defal formation ñooy ñan mooy ASC yi ñu tuddee agent de santé communautaire ñu ñëwoon fii war nañ mat juróom fukk
ñu defal leen formation ñoom ñëpp ñu jàll kontaan italien yi kontaan ñu doon defal seen cérémonie de remise de diplôme. mais aussi ñu remercier suñu partenaires italiens yi parce que ñoom jëla woon nañu fi fukki nit ak ñeent yóbbu leen Italie ñoom ñu formé leen tey ñu ñëw fi jëlaat yeneen juróom fukk formé waat leen waaye aussi may nañu ambulance population bi di ko jëriñoo tey bi ñu ñëw tam indi nañu appareil échographie ndax xam ngeen ne amul benn poste de santé bu am échographie fii ci Mbao donc privé yi kese ñoo ko amoon dina tax nag tey prix bi wàññeeku ñu mën ko jëfandikoo waaye aussi may nañu juróom-ñetti appareil yoo xam ne dafa jëm si poste de santé yi pour képp ku am diabète ñu mën ko dépister mën ko xam léegi waaye aussi ku am hypertension wala tension buy wàcc soo ñëwee duñu làmbatu dañu xam lan moo la dal loolu lépp tey italien indil nañu ko jox nañu ko muy valeur bu dépassé 20 millions. ñi nga xam ne ñoo nekk liggéeykat yi ci kër docteur di ko rafetlu. jëlee ñu si lu dul mbégte parce que ñun fi ñu gis ñuy dem xam ne santé moo ñu soxal te li ñu gis nañ ne monsieur le maire vraiment bàyyi na xel si agent de santé yi mu doon loo xamee ne kontaan nañ si trop parce que ñun lépp luy jàppale population bi rek moo ñu tax a jóg. xam-xam bu yaatu franchement ndax boo gisee ñoom 4 branches yi ñu tànn mooy branche yi nga xamee ne moom moo gën a lëmbe ci dëkk bi maanaam diabète ay problème anémie waaw palpation du sein mooy cancer du sein bi nga xamee ne ku ne gis na ne jigéen yu bëri wax dëgg yàlla duñu mën a xam jàngal nañ ñu ñuy dépister très tôt le cancer du sein jàngal nañu aussi réanimation néonatale maanaam xale bi nga xam ne dafay juddu te du indaale yenn kattan yi ni ñu koy fexee dimbali ko ba mu ñëwaat ci ñun. mbirum artisanat soxal na tamit bokk moomeelu Mbao moo tax nag jagleel na formation ñi nga xam ne ñooy mécaniciens yi. ñu doon def benn cérémonie de remise avec nos jeunes mécaniciens dañu doon defal formation avec CNQP et ONFP parce que léegi oto yu bees yi su fekkente ne amoo xarañte mënoo def diagnostic mënoo ko réparer te suñu mécaniciens yi daaw ñu def loolu. moo tax ñu jël leen ñoom ñëpp defal leen formation ba tey ñu seen arrestation ba sooy jox nit ki sa oto mu mën a génn diplôme wan la ne kat man def naa formation bu jëm ci mbirum oto bi su ko defee sa xel dina dal pour nga mën ko jox sa oto. ñu fàttali ñi nga xam ne nag ñoo am nag formation ci wàllu wér-gu-yaram ak mbirum oto ñoom de jox nañ leen seeni diplôme ci benn cérémonie buñ doon amal ci mairie bi ki doon jokkoo yéen fii si diwaanu Mbao. Théodore Semedo Walfadjri. Théodore Semedo Mbao la ñuy des ak yeneen matuwaay yoo xam ne jël nañu ko ndax dinañ jàpp tamit ci wàllu paj mi ñii di jàngal tuut tànki lépp loo xam ne rek moom la ñu warloo maire baak ña mu àndal ñu nga ca Abdoulaye Pouy lay wuyoo ñu teewlu ko ba tey. suñu conseil municipal bi ñoom ñëpp dañu gëm ne nit pour mu bokk ci développement mën a am njariñ il faut que mu wér gannaaw mu wér il faut que mu am formation bu nekk ci moom ndax nit soo wérul mënoo participer développement. sa bopp bu ci dara nekkul te mën a participer développement moo tax ñun ñu accentuer ñu ne ñun mairie Mbao suñu priorité dafa jëm ci éducation ak formation waaye aussi dafa jëm ci santé donc tey moo taxoon daje fa loo xam ne képp ku nekk ci éducation wala nga bëgg formation wala nga ne ci santé ci mbiru ci fii ci commune Mbao xam nga ne jéego yu ñu ci teg vraiment yaatu na te booba léegi itam yàgg na ñun ñaa ngi gis seen bopp ci biir te loolu ñuy sant yàlla bu wér. demoon seeti ki nga xam ne kilifa diine di El Hadj Keba Ndiaye moom jëriñu ñu dénk wàllu commerce waxtaan nañ fa lu bari maanaam ab CRD bu ñu tënk ci wàllu mbay maat nañuy taxawoo rawatina jigéen ñi la ñuy bay ñu mën caa gis seen bopp moo feeñ ci reportage yu Alassane Ba. ci tukkib koom ak nemmeeku bu ministre bi ñu dénk wàllu njënd ak njaay amal ca Kër Moussa fekk fa kilifa diine gi di Keba Ndiaye nee na danañ amal benn CRD ngir waxtaanee lu jëm ci wàllu mbéyum ceeb mbéyum soble ak nañ koy jaayee bi nga xamante ni mën na sukkali koomu tund wi buñ ko fësalee ci marché national bi buñ sukkandikoo ci ministre Alioune Sarr. di fàttali ne ñu bëri xamuñu ne département du Foundiougne région de Fatick en général daanaka boo jógee Ziguinchor ak Sédhiou fii la Ndamaras gën a bëre zone bi tamit nekk zone de production de riz baaxoon nañ ñu gis ak ñoom waxtaan ak ñoom est-ce que amul ay jafe-jafe ci njaayum ceeb bi fii ci gox bi tabaar fakal gis nañu ne ñoom amaguñu ñu vraiment ay difficultés yu mag waaye incha allah wax naa ne ak gouverneur nañ fi organiser benn CRD pour gën a yaatal waxtaan bi pour xool naka la ñuy gën a valoriser ak naka la ñuy gën a yaatale njaayum ceeb njaayum Ndamaras ci CRD boobu dinañ également waxtaan pour taxawal fi magasin de stockage maanaam bërëb boo xam ne fa la ñuy denc soble bu ñoree pour que ñoom ñu mën ko jaay ci anam yu gën a baax anam yu mucc ayib yoo xam ne ñoom aussi dañ ci gagné seen alal. lu yitteel transformation produit yi ñu fiy bayee te nga xam ni ba léegi loxo lañ koy liggéeyee soppi ko yitteel na loolu askan wi fi dëkkee ak seen ganu bés bi.
Il faudrait les accompagner aussi, avoir des riseries, avoir également des décortiqueuses de qualité. yaakaar naa CRD bi ñu bëgg a organiser janvier incha allah problème yi yëpp ni ko teg sur la table pour def un plan d'action boo xam ne dina valoriser justement la production locale. Donc il faut orienter justement les industries à s'installer et à procéder à la transformation. tàggat ñu dëkkee ci diwaan yi ci wàllu transformation produits locaux bi nga xamante ni mën na suqali koom-koom ñi fi dëkkee doon na leneen li nga xamante ni ministère du commerce bëgg nañ koy dooleel fii ci département bu Foundiougne Kër Moussa Alhassane Ba Abdoulaye Dia Walfadjri. ñu wutali Refane ginnaaw Kër Moussa foofa nag ñi fa bokk ci Karimisi ak waa PDS ñoo fa amaloon ndaje ni nguur gi fi dekk dañuy jàpp doomu aadama di leen not ku wax ñu tëj la ci kaso bi mbaa nag ñëpp ànd ci li ñuy def mbaa jafe-jafe ngay am teg nañ ci seen ndaje ak taskatu xibaar yi ne benn candidat dong la ñu am mooy Karim Meïssa Wade amuñu beneen buñ ci fas yéenee toftal Mamadou Matar Sarr. Sénégal régime bi fi nekk di régime président Macky Sall day fitnaal nit ñi sonal leen lool dem sax ba ferenku laay ci xefu askan wi diir ba ñu fi nekkee ak léegi amaluñ benn njëriñ doomu réew mi nga xam ne dañoo soobu ci ndóol gu sax dàkk du samay kàddu de libéraux yi ànd ak Karim Wade fekk baax ca Refane ca département bu Bambey ñoo ko xamle ci seen ndaje mi ñu doon amal ak taskatu xibaar yi Bada Ñing coordonnateur du mouvement Karim Kay Soppi. kii nga xam ne moo di Macky Sall te tey jii mu jiite réew mi diiru juróomi at ak lu ko ëpp danoo bëgg mu xam ne ay caaxaan taxul Sénégalais yi juum fal ko réew mi foo laal tey mu ngi metti paj mi Macky Sall yàq na ko njàngu xale yi Macky Sall yàq na ko ñiy liggéey ci wàllu mbéy Macky Sall yàq na seen liggéey donc kon tey secteur boo laal ci àdduna ci biir Sénégal ñu ne la secteur boobu dafa màkki sunu koom-koom yu réew muy pétrole di gaz di or di diamant di zircon lépp jël na ko jox ko ay rakkam ay mbokkam ak ay tubaab réew mi fii mu ne leen rek moo fi dox muy làq doom dóor doom ku ànd ak moom loo def araamul waaye ku àndul ak moom doo sàqatee sax mu jàpp la dugal ci kaso gi wala mu jël la yóbbu la yàq sa liggéey. Macky Sall won na ñi ko fol ne moom dafa télé mënul guddi mënul bëccëg Macky Sall mënta répondre fi ko sénégalais yi di xaar. ñoom jege ñaale Karim Wade yi dolli nañ ci ne parti démocratique sénégalais amul plan A amul plan B Karim Wade moom la ñuy tabb ci nii mbaa ci naa. ñun nag amuñu plan A amuñu plan B plan K la ñu am muy Karim Meïssa Wade candidat bi nga xam ne moom mën a répondre Sénégal seen jafe-jafe yi moo ko mën a saafara. bi nga xam ne ñu ngi jeexal seen ndaje mi nag ñoom libéraux yi ñaan nañ bépp mouvement de soutien ñu tàmbali ay sensibilisation xamal askanu Sénégal njëriñu candidature Karim Wade ci élection présidentielle yi di 2019. di dugg ci population bi di def ay porte à porte di expliquer nit ñi importance candidature Karim Wade parce que Karim Wade njëriñ la ci Sénégal. Touba Mbacké Mamadou Makhtar Sarr pour la radio télévision Walfadjri. tàggat yaram Cheikh Tidiane Gomis lañ ci àndal Cheikh nuyu naa la. Ndeye Koumba Diop fay naa la. dañu koy tàmbalee ci football ci réewu tugal yi seen championnat yi commencé na. waaw Ligue des champions. Ligue des champions tey jii lay door ci 5e journée bi am ci ay jongante yu am solo yu bare ba tax na Liverpool bu Sadio Mané moom victoire la soxla mën a qualifier 8e de finale waaye kii di Kalidou Koulibaly ak équipe am Naples ak Diao Keita Baldé ñoom nag boo mooy rek bu ñu leen daanee dañ leen di éliminer. waaw ñu des ci Ligue des champions xanaa jox leen xool leen programme bi nu muy tëddee ñu commencé ko ak groupe E bi match bi diggante Spartak Moscou ak Maribor FC Séville di dalal Liverpool bu ñoom Sadio Mané ku ci am ndam rek qualifié bu ñu jugee ci groupe E bi ñu dem ci groupe F bi foofu nag mu ngi nii Naples bu Kalidou Koulibaly mooy daal di yàq Shakhtar
Shakhtar Donetsk. Manchester City qualifié na ba pare Feyenoord lay dajal. ñu dem ci groupe G bi bu ñu ci groupe G bi Besiktas mooy daje ak Porto match bi 16 mooy njëkk a door 16h lay door après nag 19h45 Monaco ñëw daje ak Leipzig. bu ñu demee ci groupe bi jeex nag mooy groupe H bi Borussia Dortmund mooy dalal Tottenham nekk ci premier bi Real Madrid nag tey faw mu dem uti ab ndam bu buggee qualifié kon nag loolu mooy jongante tey jile. ñu wax ci wàllu basket tournoi première division fuñ ci toll Ndar moom daa mel dañoo bett nit ñi. waaw tournoi monté en première division la ci Ndakaaru nañ koy amalee démb nag booy xolaat nag Saltigué jot na qualifié demi-finale waaye nag surprise bi mu ngi ñëw jóge nag ci waa Ndar mooy seen équipe bi Stade Pikine bu foofu bu Ndar bi ñoom ñoo daan ISEC bi nga xam ne amuloon défaite ba léegi. 50-32 dañ def rek dégtal kii di tàggat équipe Saint-Louis di Mansour Ka ci sunu micro ay reporter. non match bu metti la woon parce que ISEC moom mooy équipe bi nga xam ne si moom rek moom fi joué te amul woon défaite aussi ñun ñu ñëwoon aussi sonn trop nekk équipe bu bees war a ñëw wane aussi tamit sunu capacité wane ni comme ñun Saint-Louisien lañu aussi mën nañu basket et xale yi aussi ñëw def li ñu war def daal moom mooy jouer pour gagner match bi et yàlla jàppale nu aussi xale yi def li ñu war a def daal ba match bi jàll. sama objectif moo doon participer ci tournoi bi comme c'est la première fois aussi objectif bi nag dañ ko def uniquement pour xale yi nga xam ne si ñoo nekk Saint-Louis mën basket ñu am chance basket ci yeneen club mais club yu mel na ay Saint-Louis basket club UGB pour xale yi nekk ci suuf pour ñu basket day xaw jafe. bi xoolee loolu Saint-Louis basket club UGB ñoom ñoo si jàpp ba équipe bi taxaw tey jii ñu offerte lu ay joueurs yi nga xam ne si am nañ ay talent ñuy ay jeunes pour ñu jàppale leen pour ñu mën a génn ci fi ñu nekk bi kon Cheikh lu ciy des lii di golf open ci Ndakaaru Sénégal bokkul ci ñetti ñi jiitu. yow mos ngaa golf. déedéet. mosoo def golf. déedéet. mosoo def basket. waaw basket baax doon naa cëppi bi ma gënee nekk tout le temps. def nga athlétisme. athlétisme ci laa dëkk. football nag. déedéet si bàyyi ba. voilà jërëjëf Ndeye Coumba Diop dañ koy jeexalee ak golf open bu Ndakaaru dimanche la jeex waaye nag sunu maanaam gaynde yi nag ñoom mujjuwuñu 7e place la ñu jël bokkuñu ci podium bi li nga xam ne ñu ngi koy rafetlu ci tournoi boobule moom mooy organisation bu am solo boobu ba tax na dañ leen di dégteel Beydi Agne di président fédération sénégalaise bu golf. ñi organisation bi ministre bi ñëw ministre bi kat nee na gis na ni ñun ñi di yore golf bi dañuy def suñu li ñuy def xaaruñu kenn nee na nag moom léegi dafa bëgg a ñëw dugal ci loxoom bu baax dugal ci loxo bi mooy dafay jox subvention ñu def tournoi boo xam ne autorité yëpp dañuy ñëw beneen bi mooy jàppale pour defar terrain golf yi parce que soo amul ay terrain yu doy nit ñi duñu mën a def sani ay compétition ba nga am doole donc loolu yëpp muy ñu koy rafetlu bu baax. Technopole aussi mu nekk terrain bu ñu amoon bu doon golf boo xam ne ndox mi jël ko léegi ñu war ko defaat ministre bi nag nee na engagé na état bi que ñoom dinañ si taxaw defar ko te loolu dina am solo trop. kon nag jeex na waaw loolu jeex na. ñu lay jaajëfal benn ponk des ci xibaar yi muy yéene kaay li ñu xëyee tey dañ ciy ànd ak Seydina Omar Ba. tey la tey jii la ñuy door jotaay waxtaan yi nguur gi woote war a dox ci digganteem ak parti politique yi nekkee ci réew mi yéen kaay gi Walf Fadjri ne am na lu ci tolloog fukki parti politique ak ñeent yoo xam ne nee nañ duñu teew ci ndaje moomee ndax gisuñu ci seen bopp parti yooyee bokk na ci parti démocratique Sénégal Pastef bu Ousmane Sonko AJ/PADS yoonu askan wi RND bokk gis-gis bu Pape Diop tekki bu Mamadou Lamine Diallo ACT bu Abdoul Mbaye taxaw temm MCR PRDS ULP ak yeneeni parti yéen kaay gi di L'Observateur na beneen front bu bees judd na dajale
leen lu ci tolloog fukki parti politique ak ñeent fas yéene jàmmarloog Macky Sall ak nguuram gile te loolu yi mu ngi tàmbalee ci dumay dialogue politique bi mu woote tey ji gannaaw bu mu koy jaaralee ci Aly Ngouille Ndiaye muy jëwriñ ju ñu dénk kaaraange biir réew mi muy nag loo xam ne nii buñ sukkandikoo ci yéenekaay gi Walf Fadjri njiital réew Macky Sall yëgalu ko yaramam dafa profité ci ndaje mi ñu doon amal démb jagleel ko wàllu investissement daal di xamal maître Abdoulaye Wade ak ñamu ànd na libre nañu ci bañ a wuy si ndajem waxtaan wi mu wootee waaye moom li mu gëm moo di am réew waxtaan moo ko yor ndéem nag ñoom nee nañu duñu toog ak ñoom waxtaan loolu seen problème la daañu waxtaan ak ñi bëgg waxtaan su ko defee démocratie bi continuer biral yéenekaay gii di réew mi sunu naate ngooy ne neexul ba neexul waaye bu ñu waxantee dëgg Aly Ngouille Ndiaye dafa lajj jéem na lu nekk ngir dajale ñëpp waaye loolu mujjut a sotti problème bi nag na jàpp ni du ci moom du ci Abdoulaye Daouda Diallo mi mu wuti ci bopp ministère de l'intérieur problème bi Macky Sall la njiital réew mi Macky Sall bu solul ay daalam dox ci mbir Cheikh Tidiane Gadio mi boo moywul dina sànku ca États-Unis yéenekaay gi dina tey mooy ne aljuma ji ñu génn ci la ñu ko teg loxo gannaaw ba ñu ko tuumalee ak guerre nee nañu ab intermédiaire la woon ci benn société chinoise bu yëngatu ci wàllu pétrole ak njiital réewum Tchad liggéeyam moo doonoon yombalal société boobee ngir mu mën a jotee ci pétrole ba nekk ca Tchad ak ca Ouganda te loolu ngir mu mën a am faw ñu am fu ñu jaar ak njiital réew ma di Idrissa Déby ci la ñu jël lu ci toll ak benn milliard ak lu teg ci suñuy koppar jox ko Cheikh Tidiane ngir mu joxal leen ko muy xaalis boo xam ne nii moom amoon na ci ab commission bu toll ci ñaar téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñetti millions ci suñuy koppar yéene kaay gii di Les Échos dem jëf ju ni mel américains yi duñu ko foowee ndax dafa bokk ci luy suuxal seen koom-koom moo tax ñu jàpp ko ñu ngi wéyal nag l'enquête bi waaye bés bu ñu demee ba mbir yi gën a leer ci seen bopp ñu xam xel na li ñu koy tumal moom Cheikh lu am la bu boobaa dina màtt baaraamam wi cax ndax dina yàgg lool ci kaso bi yéene kaay gii di Vox Populi ne loo leen ci xamul doomam sax tudd nañ ko ci l'enquête bi tuddaale ci Idrissa Déby mi jiite réewum Tchad ak benn jëwriñ bu nekkee ca Ouganda yéene kaay gii di La Libération ne yàgg nañu koy topp jëloon nañu téléphone am def ko sur écoute lépp lu mu mës a wax rawatina ci pétrole bi ñu ngi ñi enregistré denc sunu naatangoo yi ne histoire bi mu ngi tàmbalee ci atum 2014 ca makkaanu ONU ca New York ca couloir ba fa la Cheikh Tidiane Gadio dajek xoo koo kii xamal ko yéene gi mu am ngir liggéey ca Tchad ci la ko jël boole ko Idrissa Déby boole ko yeneen i kilifa yi nekk ca réew moomulee waaye ngir mbir yi mën a gaaw ci la ko Cheikh Tidiane Gadio xamal ni ko faw mu am fu mu jaar ak gaañi moom it ci la génne lu ci toll ak $2 millions ci ay dollars muy $1 milliard ak lu teg ci suñuy koppar jox leen ndem nag mag du fecc ci yàlla naa dee ba xaalis bi tàbbee ci loxoom moom njiital luy jot na def cee téq lu ci toll ak $200 ci ay dollars muy $200 millions ak lu teg ci suñuy koppar dugal ci poosam ci la ñu ubbil société boobee seeni buntu mu dugg ca Tchad tàmbalee manque pétrole ba di yóbbu te jaarul ci benn appel d'offre muy lu américain yi jàpp ne musiba la ba tax ñu jàpp leen ñoom ñaar ñëpp muy Cheikh di o jébbal leen benn juge mi ngi leen di déglu nag sunu naataango yi ne gis nga lii bu sottee lu mu néew moom Cheikh Tidiane Gadio dina tëdd lu ci toll ak 20 ati kaso ndax nationalité américaine gi mu yore bu dee yéene kaay gi di Zoom Info moom dafa xëy génnee feneen ñëw diñu dëgtal li am démb ci forum mu jotaay wi ñu doon amal jagleel ko wàllu investissement ndaje moomee doonoon occasion ci Mansour Kama mi yore kàddu acteurs yi yëngatu ci secteur privé bi daal di wax ak njiital réew mi Macky Sall àggee ko jafe-jafe yi jànkonteel ci seen wàllu liggéey lu ci demee ne marché yi ñu leen beddi lépp lu nguur gi mës a wax ak ñoom daanaka respecté wu ci dara ak Maroc bi ñu bëgg a bàyyi mu dugg ci biir CEDEAO gannaaw loolu moom Mansour Kama ñaawlu na ñàkk waxtaan gi am seen digganteeg jëwriñ gi dénk wàllu finance ci nguur gi muy nag kàddu yu bett loolu njiital réew mi Macky Sall ndax joxoon na ndigal ay jëwriñam ñuy dajeek secteur privé bi di waxtaan ak ñoom yéen kaay gi di la Soleil ne bi mooy fukk ak ñetteel bi la yoon ñu koy amal muy forum di jotaay wi ñuy jagleel wàllu investissement mu dajale woon nguur gi ak secteur privé bi ci ay kàddoom moom njiital réew mi Macky Sall mi ngi sàkku ñu gën a baral coppite yi def jëmale ko ci wàllu investissement dem naa ca làmb ja wax ci ultimatum muy appui bu waa CNG joxoon promoteur bii di Assane Ndiaye ngir mu fay ñaari mbër yi seen ndàmpaay muy Papa Sow di Ama Baldé lu ko mooy kat seen combat bi dañu koy annulé yéen kaay gi di sunu làmb ne ultimatum boobee altine ji lay jeex waaye Makhtar Bah mi jëwriñ ji dénk wàllu sport ci nguur gi taxaw na ngir wàllu ko su fekkente ne Assane Ndiaye sol na daalam seet si ko ci laaj ak tontu gi dox ci digganteem ak su ñaata ngooy moom jëwriñ ji ma ngay tontu ñuy wër di wax naan arène bi dafa nekk ci crise loolu amut ñi war a bëre ñu ngi bëre buy crise di am kay ci VIP yi la ñoom ñiy laaj ay cachet yu toll ci $200 millions. Seydina Omar Ba fi nga daanalee yéene kaay yemoo fi ñuy jeexalee li ñu amoon yéene yeggee ko ci xibaar ci Walf TV leeru jamono lu leen fi raw amoon koy daw ci www.walfnet.com jërë ngeen jëf ci teewal bi ñu leen di ñaanal bëccëgu jàmm ak salaam jaa ngeen jëf jàmm ak jàmm